kan gi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor Kpay la waaw waaw Kpay de yegsi na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la Kpay daal mi moo wóor li ku ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw Kpay suñu gan gi yegsi na Kpay ma Kpay ma moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. nuy naa leen bu baax a baax am internet Dakar Buzz mbégte li may joxal di janook yéen gaaw bu jot ci buzz de la semaine ni ñu ko tàmm di defee léegi-léegi rek ma xuus ak yéen ci faram fàcceeg li jot a xuus ci ay xibaar gën a fës ci biir semaine bi. ginnaaw mbirum vol de parrain ga Amsatou Sow Sidibé doon ñaxtu ci veillu élection législative yi Pape Djibril Fall ña nga di ko tudd ci geneen coow wala wor ba si yëpp ab enregistrement wu Hamidou Thiaw may membre les serviteurs mooy wër ci internet bi mu di ci xamle mbetteel ga mu jëlee ci Pape Djibril Fall ci élection législative yi Thiaw nee na journaliste bi da ko nax ndax respecté wul dara ca la ñu waxante woon nee na bi élection municipale yi jàllee ba ca ëllëg sax moom ak partem dañu wër Sénégal ngir dajale parrain yi ñu soxla ñeel élection législative yi ginnaaw bi ñu amulee nombre bi ñu boole leen ak Pape Djibril Fall ngir ñu boole seeni doole noonee la leen mouvement ba Pape Djibril jiite xamale ni rek am nañu lu ëpp 30 000 parrains 100 millions ak ay moyens logistiques ngir dem campagne noonee la ñu tàmbalee ànd waaye ci dépôt bu parrain yu coalition ga la ñu xamee ni Pape Djibril Fall amuloon lu dul 8500 parrains loolee waral ñu joxante loxo ak Pape Thiam bu Diourbel ngir mottali la des ginnaaw loolu Pape Djibril Fall gaawantu woote point de presse ngir xamle ni am na nombre de parrains bi ñu soxla teg si dara amatul digganteem ak aliyem ya ba tey muy wéyal naan Pape Djibril Fall da daan toog ci plateau yi mel ni rek moo def lépp te la mu ca def weesuwul 8500 parrain Hamidou Thiaw nee na rëccu na koolu tegam mu amoon ci Pape Djibril Fall. si mbiram la ñuy desandi moom Pape Djibril Fall kii di Mansour Cissé dal dinay joxe ab xibaar wu rëy ci moom journaliste bi nee na Pape Djibril Fall kii di Youssou Ndour moo nekk parrain wam moom ak yeneen i ndombol tànk teg si mu ni leaderu Super Étoile bi da ko sax waroon a présenté kii di président Emmanuel Macron Mansour nee na Pape Djibril jot na sax giseek ay émissaire njiitu réew mi Macky Sall dafa gëm ni nag gars yi dañu ko nar a kàmbal na def ndànk bu baax a baax def na ay yëf bu loolu tasee du baax ci moom carrière politique am mi ngi ci xottu gerte Mansour di wéyal naan Pape Djibril woo na sax journaliste bi di Babacar Touré di ko saraxu ngir mu bañ a tasaare yenn xibaar yi mu am ci moom fi mu ne nii nag teewatuñu kenn ñeel mbiruma Bougazelli burkinabé bi di Moussa Ouédraogo dong moo fa desoon waaye chambre d'accusation bu cour d'appel yeewi nañu ko alxamis gi weesu waaye nag mi ngi ba tey sous contrôle judiciaire ni ko xibaar yi doon xam ne juróom benn ya ñu ci sa tudd itam na ku ci mel ne Oumar Samb Khalifa Babacar Dia Ousmane Dione mi ñu gën a xam ci Nges Malle Diagne Mamadou Diop ak Seydina Fall Bougazelli ñi ngi ñoom itam sous contrôle judiciaire libération mi joxe woon xibaar yi doon xamle leneen lu am ci mbir mi te mu yemook Alassane Sy ma ñuy woowee Kalidou Sy te ñu jàppoon ko ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet dal koy bàyyiwaat ab gérant wu bar la moom Alassane Sy ci kanamu takk der yi dafa ne woon rek dafa am ku ñu koy jaawat leel turam di Kalidou Sy waaye daal ñu di ko woowee Kals te l'enquêteur yi di ko wër ba ñu ko wanalee woon ak procureur dañu ko inculpé placé ko sous contrôle judiciaire ñoom ñëpp ña nga di leen toppee association de malfaiteurs contrefaçon et fabrication de signes monétaires blanchiment de capitaux ak tentative de corruption nga ñuy toppee waat Bougazelli Mouhamadou Wahab Diop ñaar fukki at ak ñett moo di sëriñ daara ba dooroon na taalibeem ba foofee ca Joal teg nañu ci ndoddam ñaari at yu muy tëdd juróom-benni weer ya la ñu di ko toppee yemu coups et blessures ayant entraîné la mort xale ba mu faat di Babacar Gaye toll ci fukki at Mouhamadou Wahab Diop la Babacar moo ko luloon saaram bés googu moo waraloon mu xoqatal ko dóor ya métti Babacar mujj ca jëlee feebar faf génnaat dina nee na fii la doon ko dóoree benn bés xale bi ne boppam dafay métti ay fan lañu ci teg mënatul taxaw mu ni moromam yi nañu ko sangal avocat wam doon wax ni client wam amuloon yéene yi faat ndongoli
Ahmed Khalifa Niass jéggiwul benn yoon kii di Ousmane Sonko ca émission Belle Ligne nga ñu ko invité woon foofee ca ITV kilifa diine gi di yëngu ci politique àdduna ci anam wi njiital kuréelu Pastef gi di communiqué Ahmed la mu jàpp moo dina déclaration de candidature am bi du woon xew-xew ba presse bi yépp doon ca focalisé wu na mu dippee loolu di ab dictature médiatique muy wéyal naan Ousmane Sonko ku ñu yónni la jàppee boppam te doonu ko lu ni mel waral kilifa gi ne nekk pare na ngir présenté wu atum 2024 ngir xeex doxalinu Pastef yi bu dee ne rek assemblée bi yokk nañu âge bi ñu war a bindoo ci présidentielle gi. Kéba Seck mooy àddu ci doomam yi di Wally Ballago Seck Bambali ba ci Mandiaye di wax ni amuñu kilifa ndax joxuñu seen baay yi lañu moom Kéba nee na àndul ci li muy gis ci réseaux sociaux yi moom mooy seen baay te fi ay magam doon ko jaarloo la daan jaar jot na xale yi ñu am kilifa Kéba di wéyal naan bi coon génnee àddina ba am ñett jàpp ñeenti fan la gëj a gisanteeg Wally Seck baay nag bu ko doom lijjantiwul seetiwu ko moom fullaay toog place am benn rwandaise la ñu teg loxo yóbbu ko kaso ngir ab col gu bon gu mu solo ci benn concert gu amoon ca Kigali fanweeri fan ci weeru juillet ca nataalam ga ñu fësal ma ngi ca sol robb gu yaraax cëram yépp di feeñ loole nag metti lool autorité rwandaise yi une semaine ginnaaw loolu la ñu ko fekk këram jàpp ko ci Twitter bi la ñu fësalee ay nataali ba ñu doon ko jàpp ñoo ngi ko wane nag mu nëbb kanam gi ab takk der topp ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi la ñu ko libéré sous caution ginnaaw bi mu tëddee kaso fukki fan ak ñaar ci réseaux sociaux yi la ñu biralee woon ni sëyam dafa tas Nabou Dash madame Bergane dal dina weddi tuuma yooyu di wax ni amul benn problème ak borom këram ci live ga mu doon amal nee na ñay wax loolu dañu bonta soxor moom nag tasul te waajul tas sëyam bi nag danañu ko bàyyi ndax moom jëkkëram dafa jantal gannaaw audio Mamour Diallo yaa Kadjirabi Sarr Pape Ndiaye dal dinay joxeeti yeneen xibaar ci lu ni mel journaliste Walf bi nag xam ne na ni geneen ndawi Sweet Beauté gu kenn xamul dana génn ba si ñëw ngir joxe ay témoignage am moom moomee nag ca salon ba la doon liggéeyee te du faatu ba yëf yi di door ba léegi nag kenn dégg ko mu génn wax kenn xamu ko dina xam ne nag mbir yu yéeme ci dossier Sonko Kadjirabi Sarr député wu wàllu ya ñu fal bee say bësa ngi nag ñuy wër kër kilifa diine yi di leen gërëm ak sant bés yi ñu génn nag ña nga woon rek Léona ak Sokone source ami joxe woon xibaar wi di xam ne ni rek ci yoon wi ba ñu doon ñibbisi la ñu jot appelu Karim Wade ma nekk Qatar jamono ji ginnaaw bi mu waxee ak ñoom ñëpp xamal na leen ni rek dañu war a wàcc dellu seem nañu pare te liggéeyal sénégalais yi lu baax bég na ci résultat wu kuréel gi te di leen encouragé Woré Sarr di wax ni Karim bi mu xamoon ak bi mu waxal téléphone lu benn nit ku gëm boppam la jokkool téléphone tey am nañu seen candidat te it am nañu yaakaar ni dana doon njiitu réew mi atum 2024 bu ci borom bi àndee xamle nañu it ne wolof la waxtaaneek ñoom ancien ministre gi nag mësul wax wolof ci mbooloo ñenn ñi sax dañu demoon ba naan déggul wolof waa kër François Mancabou dañu jébbalu plainte ca division de cybersécurité bu police nee nañu nag dañu leen di tëkkook ay appel ak i message Christine Coly moom déglu nañu ko talaata gi weesu ñeel l'enquête bi lu ëpp ñaari waxtu la fa def bu nu sukkandikoo ci les échos joxe na ay détails ci mbirum appel ya mu jot numéro yeeg la ñu ko doon ca wax journal bi xam le ni takk der yaa ngi doon woyal l'enquête bi àllarba gi weesu sax la ñu waroon déglu yeneen ñaari nit ca waa kër François Mancabou ku ci mel ne Alain Mankor ak Justin Boucal Alain ay appel la jot ñu di ko ci menacé Boucal moom dañu ko doon yónnee ay message audio ci élection législative yi Ousmane Sonko dafa attaqué woon rek ñenn ci membre ku jéggi doon wax ni ay pion wu Macky Sall lañu mujj lu neexul ci Thierno Bocoum moom mi la nag donte tuddul turu njiital kuréelu Pastef gi nee na discours googee muy rek jàllale assassinat politique la ca 7TV la ñu ko invité woon mu ni rek du yoon ngay tuumaal bépp acteur ku jéggi ne dañu leen jënd ndax la ñu bañ a bokk ci yow di wax ay luwaawam na képp ku bëgg a jaar ci yoonam Thierno Bocoum di wéyal naan Sonko day tuumaal Macky Sall waaye moom daal mooy def la mu di ko duut baaxam ku bañ a dem ci moom rek mu yàq la tuumaal la loolu dafa ñaaw. Aïssatou Diop Fall moo yàddu ci dossier Adjirabi Sarr Ousmane Sonko di xam ne ni rek Ousmane Sonko li gën ci moom jamono ji mooy mu dem lijjanti kaw Adjirabi Sarr ndax mbiram ci politique moo ngi dépendre ci Adji Sarr Aïssatou nee na tuuma dañu koy dindi te Sonko dafa bëgg a jiite réew mi chroniqueuse bi di wéyal naan ni Sonko nappee Macky Sall noonu la ko Adji Sarr nappee la koy firnde moo di ne rek saay su aji génnee def sorti foo jaar Ousmane Sonko dina génn wax ndax moom ci wàllu boppam dafa jàpp ne rek mi ngi kaso
weer wi ñu génn lañu ko placé woon sous mandat de dépôt. Sitor Ndour dana janoo ko juge d'instruction bi ci njëlbeeni weeru septembre bi ngir ñu déglu ko rek ci fond dossier bi. Magistrat instructeur bi dina ko déglu ci mbirum viol sur mineur de 16 ans. ex DG wu COUD bi jànkam bu am fukki at ak juróom benn moo ko jiiñ da ko sàkku. Sitor Ndour dafa weddi tuuma ya di wax ni dañu koy chantage ngir mu jox leen koppar ba sax mu teg plainte ci ndodd yaayu xale bi ñeel diffamation. waaye nag ab audio moo ko gën a suuxal mu doon ca waxtaan ak njiira njoon may yaayu xale bi ci séeréer doon ko jéem a jënd. njiital kuréelu Pastef gi daal dinay jiite lancement wu mouvement Maggi Pastef ca xew-xew ga nag ay mag yu bawoo fu ne ci réew mi ña nga fa woon. Ousmane Sonko di xam le ni engagement wu mag ñooñee day wane ni rek ku ne am na place am ci politique jéggiwu la ci ndaje ma itam nguur gi nee na bu toogee ci nguur gi képp ku sàcc caabi dana la féete ginnaaw ndax alalu réew mi ba ko fa la tudd. Ousmane Sonko profité na ci àdduwaale ci présidentielle 2024 gi di wax ni bu ñu ca yeggeeg jàmm réew mi dana tege seen loxo. loolu nag ci ay firnde lañu ko teg ndax fi ñu jaar ba yegg si fii ku am seetlu dana am sañ-sañu wax ni 2024 danañu jël réew mi. yàggul ba ñu ko libéré moom Cheikh Oumar Diagne cybercriminalité dal dina koy wóoluwaat moom ci boppam moo ko xamle ci ay mbind yu mu fësal di wax ni dañu ko wóolu ñeel mbirum vidéo ga woon ca Rëbës. leeral na nag ne moom filmé wul moomul téléphone ba ñu filmé moomul itam site ya ko fësal la koy firnde moo di ne moom dong newuloon ci vidéo ga xamle na lépp nag ci sortie mu def. Cheikh Oumar nee na bu dee rek nguur gi dafa am lu muy lijjanteeg moom na ko def te bu mu ànd ak hypocrisie nañu bañ a tricher ak tappale di instrumentaliser service de l'ordre yi. diggante Gabriel Kane ak ministre Ndeye Saly Diop jamono ji tàng jër la def lépp nag wundoo ci coowal Sitor Ndour ak Adama di gune ga ñuy wax ni rek da koo sàkku waral mu nekk sax kasu ginnaaw communiqué ba Ndeye Saly génne di weddi Gabriel. féministe bi nag janoon ak taskatu xibaar yi ni ki alxamis gi weesu di wax ni rek Ndeye Saly waxul dëgg te moom moo tax jigéen ñi amatuñu benn wéeruwaay na mu doxalee ci mbiru Adji Sarr noonu la defee ak Adama bu dee ne nag dafa jàpp ni da ko sosal na ko yóbbu ci yoon ñu àttee ko fa. Gabriel di wéyal naan mag bu waxul dëgg dañu ko koy wax te ministre dafa war a wax dëgg moom nag ku ko woo mu wuyu la ndax du naa fekk 200 000 ya Ndeye Saly joxe du dara. fii ak daanaka ñaari at ñu yegg ci présidentielle gi Cheikh Oumar Diagne ba ñu ko ci laajee dafa xam le ni rek ci wàllu politique sénégalaise jamono ji Ousmane Sonko la jàpp ni moo di candidat bi gën ci Sénégal. loolee taxul mu doon pro Sonko jaamuwu ko ndax ñoom ñi ngi woon ci xeex bi laata rek Sonko di ñëw te su wanee ginnaaw xeex bi sax dañuy wëy di ci nekk. nee na gis na boppam bu baax ci discours Sonko xëy na nag bokkuñu xalaat ci modèle bi Sénégal war a évoluer moom nag islam ko ñor loolu dong la gisul ci ay programme yi Sonko bu ko weesoo nag la ca des yépp ànd na ca ak moom. Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónnee ak jot xaalis bu gaaw te wóor kàppe la waaw waaw kàppe de yegsi na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la kàppe daal mi moo wóor li ku ko yore dégg jàmm waaw waaw def ko sa téléphone ni man waaw waaw kàppe suñu gan gi yegsi na kaay kàppe ma moom sa bopp moom sa alal yombalal sa dund. Pour la première fois au Sénégal, le dépôt est à 0 francs, le transfert à 0% et le retrait à 0 francs. coow dal di nay biir ca ordre des médecins du Sénégal kenn ca membre ya di Fallou Samb mooy dut baaxam bureau organisation ga ñeel vol complicité de vol ak recel de deniers publics ca source a la xam le ni direction de l'ordre ga dañu débloqué ay millions nga ci lu conseil national ga yëgul. Fallou Samb nee na ordre des médecins institution la gu ëmb ci ay loi ak i règle administration ga dafa war a rek respecter la ñu tëral la ñu bëgg nag jamono ji moo di ñu delloo koppar ga ci nu mu gënee gaaw te ñu ubbi ci l'enquête. Abdourahmane Dabo dafa jàpp ne rek am na sañ-sañu def la ko neex gannaaw ba mu ne ab ministre d'état la ab policier moo tere woon chauffeur am bi yoon ba mu jëloon di absence interdit boori prison camp pénal Liberté 6 Dabo di tëkku agent bi. source a mi joxe woon xibaar wi doon xam le ni dane ko bougé wul foofu teg si ni ko ndax xam nga man la kan tegal ko ci ne rek moom la Abdourahmane Dabo ministre d'état ci commissaire ba ci commandant ñëpp ko xam agent bi taxaw si décision wam. Abdourahmane Dabo dafa mujj wàcc di jéggalu policier bi ni ko rek kër xaritam la jógee xamuloon ni warul jaar foofu ba tey takk der bi ni ko rek woto bi dafay wiññeeku Abdourahmane wàcc woto ba jéggi di xaar chauffeuram bi jël si ko ca beneen sens ba.
alxamis gi weesu Libération moo doon xam ne ni rek benn anesthésiste moo ñàkk bakkanam ca l'hôpital pour enfants bu Diamniadio ginnaaw ba mu jëlee Proviv 1% journal bi dellusiwaat na rek doon leeral ni waa ji du anesthésiste waaye ab brancardier la fësaluñu turam nag waaye Sarr la sant médecin chef l'hôpital ga moo ko gis ma nga soloon blouse bu verte ñu fekkoon seringue ci tànku càmmoñ bi kawteef gaa nga moon talaata gi weesu. ab vigile moo doon koloñaatu benn gu nekk fukki at ak juróom benn foofe ca usine benn tali ci weeru mars gi nag baayu xale bi da leen bettoon ca kaw terrasse ba jot faa xeex ak moom bésu fukki fan ak ñett ci weeru juillet gu nekk fekk ji far wi ca néegam ay boori 9h yaayam taxaw ca bunt ba di xaar mu génn ay boori 20h fekk yaayam dem la koy dox di bàyyi mu génn mu xamal l'enquêteur yi ne rek faram wi dafa yéegoon ci kawam di ko fóon loolee doyul mu dawal loxoom ci awraam waa ji nag weddina loolu yëpp di wax ne xale bi ñaari yoon dong la ko foon gynécologue ba ñu jël xam le ni rek attouchement am na gune gaa nga juddu atum 2006 nee na waa ji ay weccit la daan ko may dafa dem nag ba am cofeel ci moom weeru mars la ñu tàmbalee génn parquet ba biral ci moom juróomi atu kaso fanweeri fan ak benn ci weeru août la ñu di jël ndogal ci moom ñeel la ñu koy toppee yemook détournement ak corruption de mineur joxe nañu ay xibaar yu gën a yaatu ci évasion Pape Mamadou Seck ca pavillon spécial bu l'hôpital Aristide Le Dantec guddik gaaw juróom-ñeent jàpp dibéer fukki fan ci weeru juillet administration pénitentiaire ga doon wax ni dafa rëcc ci lu mu wàcc waaye l'enquête ba la mu wane di ab négligence su garde ya nee nañu Pape Mamadou Seck waajul lu ni mel dafa profité dong ci ab waxtu ko kenn ci surveillant ya bàyyiwul xel mu ubbi buntu ba daal di daw amul leneen lu raxa ci dawam ga la ñu ca tudd yépp nag nëbb erreuru garde ya dong la ñu ca jublu woon Pape Mamadou Seck dëggal na ni ci buntu l'hôpital ga la jaaxee nee na nag ñooñu ba ñu ko yóbboo infirmerie ga la ñu dem toog di ataaya nekk na lu yàgg ci cour ba dox di dox ba marché Sandaga foofee la jëlee taxi jaar këram ca Géejawaay laata moo dem Daaru Karim fukki fan ak juróom ci kanam la ñu ko jàppoon. Pierre Goudiaby Atepa mooy àddu ci digganteem ak njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko di xam leen ni rek ñëpp xam nañu seen diggante te dañuy waxtaan léeg-léeg waaye nag faaw mu leer moom am na 75 ans ab doyen la jàppee boppam waree fam fi mu ne nii nag moo di boole ñëpp nee na bëgg-bëggam moo di rek jàpp ci loxoy Ousmane Sonko ak bu njiitu réew mi Macky Sall ba ci yeneen leader politique yi ngir rek saxal jàmm seen diggante lépp ci intérêt réew mi bu ko mënee sax convaincre Macky Sall ngir ci élection présidentielle 2024 gi dañu war a amnistier Khalifa Babacar Sall ak Karim Wade. ay ndaw yu tollu diggante fukki at ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki at la ñu bettoon rek ci anam yu doy waar guddeek fukki fan ak juróom ci weer wi dañu luwe woon rek benn chambre meublée ci weti plage BCEAO ñeel fête bi doon fa sëy ñañu jàppoon nag dañu doon ca tudd benn ndaw yi seen petit gàlle sunu ay naataango di xam le ni Amadou Anne bokku ca nee nañu rek bokk na ca ña nga xam ne ñoo woo police kawtee fa jéem na ko jot ba mu xamal leen rek ma nga studio di waajal singalam amul benn explication bu muy joxe ci lu ni mel ndax moom du góoru détail toog nañu pa diir bu ñu ko gisul ci écran yi moom Ibrahima Badiane mi ñu gën a xam ci Iran Ndaw daal dinay delsi nag ci jàmm ak salaam na ko ñëpp doon ñaanalee kilifa gi dafa feebaroon waaye léegi tane na bu baax a baax nee nañu nag kii di Macky Sall ak Marème Faye Sall ñoo ko jëloon en charge évacué ko France la mu del si nag mbégte la ci askan wi yëpp rawatina ya njege ñaaleem benn waay moo attaqué woon consulat wu Sénégal ca Paris gaawu gi weesu police française bi ñoo ko jàppoon consul général du Sénégal bi Amadou Diallo jébbalugul plainte ndax nee na rek dafa bëgg a xam ba pare ay motivation kookee nga xam ni titre de séjour am ca France expiré na ci atum 2019 Amadou Diallo di xamal sunu naataango yu l'Observateur ne waajaa ngi am ñeent fukki at ak ñaar ci camionnette gu weex la fa yegsee daal di wàcc àndaale matériel am mu yéeg ngir toj karo ya ca buntu consulat ga nee na nag jot na leen toj waaye daal dafa amoon grille de protection bu tax mënuloon sori mu wàccaat fexe ba ubbi buntu consulat ga dugg jël yoonu couloir ba jëm ca bureau yu personnel ga marteau la jël daal ngir rek dajji porte double vitrage ga waaye antuwul muy ñeekuwaat wut corde di jéem a yéeg premier étage foofu nag mu toj vitre fenêtre bu premier étage ba mu amaatoon beneen grille de protection en fer deuxième agent wu consulat ga daal di génn ni ko na wàcce daal di woo police ba mu wàccee nag la ñu ko téye dugal ko ci woto police bi consul bi di woyal naan ma nga yoroon ay paak ay marteau ki si fekk nañu ci moom itam 1100 euros 82 député wu Benno Bokk Yaakaar ya ñu fal ci législative yi weesu njiitu réew mi Macky Sall daal di leen di dalal ca palais ba gaawu gi ñu weesu ndaje ma def na fukki waxtu bokk na ci sujet ya ñu waxtaanee élection législative yi installation
14e législature gi formation wu nguur gu bees gi waaye itam coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko ministre maire Kaffrine gi di Abdoulaye Seydou Sow ak Farba Ngom ñoo ko fa yëkkati la ñu bëgg nag moo di ñu andi ay leeral ci tuumaay viol ak menace de mort ñu tekk ci ndoo di njiital kuréelu Pastef gi Farba Ngom nee na faaw mbir yi leer ña fa rek moom sax dañu ko war a encourager mu dem wuy ji yoon ngir candidature am mën a jaax yoon Abdoulaye Sow ni rek duñu nangu seen nawle bii di directeur COUD bi si Ndour nekk ci loxoy yoon te keneen ku ñuy tudd ci mbirum viol di doxi ay soxlaam tatoueur bi di Tico Tato mooy xam ne ni rek aawam bi di Audrey ci Facebook bi la xamanteeg moom ay boori année 2000 ma nga dëkkoon France jamono yooyu ñu daan déggante yenn saay ay xarit la ñu woon ci njëlbeen Audrey daan ñëw Sénégal léeg-léeg mujj gi nag ñu nekk ñoom ñaar ci ñaari at la toll ba mu ko takkeeg léegi am nañu nag benn doom bu jigéen Tico Tato jël na ñaareel ñetti weex ci ginnaaw turam di Jasmine moom itam ci Snapchat bi la ñu xamante da ko yónnee woon message ni ko rek dafa bëgg a def tatouage doon ko ci laaj ñetti at ñoom ñaar ñuy déggante laata ñu gisante ci xaritoo la ñu njëkkee dox di sëy laata Audrey nag ak Jasmine Jibril Njoogu Jóob ci turam nee na njëkkoon na am soxna benn coroom la takkoon gannaaw ba ñu amee woon doom ñoom ñaar waaye daal dañu mujjoon a tas njàkk rek tiis la demam gi jur ci entourage am rawatina rek ñamu bokkandooloon aventure série Virginie moom Momo Camara fi mu ne nii nag ku ci ne xolam dafa tooy la koy firnde di seeni mbindu yu ñuy fësal bokk na ci ñooñe Virginie ma di actrice principale ga Fabi Mame Diarra turam ci série ba di Kati Jeyna ba ci Pape Oumar Diop ma leen jiite Pod di xamle ni ñàkk na rakk nit ku baax xolam tooy na lool tënkee ko di ko ñaanal borom bi teeru ko aljanna Dakar Buzz di bokk nakar wi ak ñoom di ñaanal kii di Momo Camara sunu borom teeru ko aljanna ay Firdawsi ñay xeexle Adji Raby Sarr dañu bëggoon saisir Cour européenne des droits de l'homme ngir ñu àttee fa mbir mi cour ba nag boo moytuwulee dana déclarer dossier bi irrecevable ndax compétence internationale Bruxelles ci kaw génocide dongo la ñu koy appliqué ci acte de torture ak barbarie professeur Iba Barry Camara ba mu jokkoo wek source a da leen xamal ni mbirum viol bokkul ci ay infraction compétence internationale teg ci mu ni Sénégal signé wul ak Belgique convention ngir juger seen ay citoyen ci ay affaires sénégalaises Ousmane Sonko mënuñu ko àttee Bruxelles ndax rek déni de justice amul ci dossier gi ñi nag bës dong la ñu bëgg immédiat fasul yéene teg ci suuf mbirum droit d'exclusivité bi ñeel retransmission wu match yu coupe du monde Qatar 2022 gi bu nu sukkandikoo ci xibaar yi groupe bi dañu fas yéene ñoom ak seeni avocat saisir tribunal arbitral bu Genève su dee ne déggoowuñu nguurug Sénégal gi maître Moussa Sarr di kenn ci ay avocat wu immédiat nee na nag mënuñu remettre en cause qualité d'adjudicateur des droits bu immédiat fekk résilié wuñu contrat bi te googule contrat kenn résilié wu ko laata signature New Global ak waa RTS kon illégalité am na xëy na nag nguur gi fayal RTS dana woo acteurs yi ngir ñu wut ay solution nu mu gënee gaaw lu ko mooy rek danañu dem tribunal arbitral Gris Bordeaux ak directeur technique bile di Moustapha Gueye daal dinañuy juboo na ko ñëpp bëggee woon Moustapha nee na ñëpp a koy woo ngir loolu Gris Bordeaux nag dafa ñëw ànd ak président Abbas Ndoye ngir jéggalu ko moom nag baal na ko ñoo bokk écurie ati jàll nag diggante Tafa Gueye Gris Bordeaux neexuloon benn yoon nee nañu diggante Balla Gaye 2 ak directeur technique bi moo ko neexuloon da ko wonoon ginnaaw ci làmbam gu mujj ga woon na juróom-ñaari fan ci weer wi moom ak gaynde géejawaay gi fi mu ne ni nag juboo nañu na ko ñëpp doon ñaane mbokk yi li leen andi loon tey ci buzz de la semaine ni ñu ko tàmm di defee du ma tay ci di leen ko bamtuwaatal li jot a xuus ci ay xibaar gën a fës ci biir semaine bi la ñu leen di baaxee bu ñu tu noppee daal di leen bàyyee tontu beek laaj bi ngeen analyser ko seen bopp dama fay jaare rek di jaajëfal équipe technique Dakar Buzz yëpp di jaajëfal Amadou Malika mi fare woon ci caméra bi waaye itam Muntaga ak Junior El Maestro di leen jaajëfal yéen ñi safoo di ñu teewlu di leen jox dig daje samedi incha allah